asalaamaaleykum téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu am tey nag mbégte ak contentement ànd ak yéen seen beneen numéro seen plateau tey nag ñu déplacé wu ñëw fii ci Kër Thione daal di fekk si ki nga xamante ni moo di Ablaye Tine waaye Ablaye dafa yebal ndaw mu ñëw toogal ko fii ci plateau bi waaye tey nag émission bi dafa ala dawme ndax dañu ànd ak sunu naataango sunu chef muy Jules Souleymane Ba Souleymane ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay Adji Coumba di la jaajëfal ci déplacement bi nga def tey nga jógee Xombol ñëw fii ci Kër Thione di war a ses yi ñi nga xam ni muy waa Kër Thione mais su ñëwee waa Kër Thione nag dañ ci sippi kenn muy Abdoulaye Tine. Abdoulaye Tine est absent mais il est là parce que moom am na ndaw boo xam ni moo ko fi teewal moom mooy Amadou Tine. Amadou Tine nag moom moo war a wax ci diggante seq waxtaan ci diggante Adji Coumba ak Jules Souleymane ci seen plateau Adji Coumba merci beaucoup. Souleymane comme ni nga ko waxee rek am nañ contentement bu baax daal di dalal Amadou fii ci plateau bi mu teewal fii ki nga xamante ni moo di Ablaye Tine bu Kër Thione Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw man ngi lay delloo fay soxna Adji di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di la nuyu di nuyu Jules Souleymane mi nga àndal di kontaan également ci déplacement bi ngeen def. tey seet si ñu fii ci Kër Thione dalal si ku nga xamante ne bii moo di Abdoulaye Tine donc mu yebal ma en tant que ndawam en tant que frère am. donc pour ma représenter ko defal ko émission bi. di ci wettali ko nag sama sister Fatou Tine nga xam ne rakk la ci ñun tamit. donc mu ñëw teewle ñu ci émission bi nga xam ne moom ngeen ñëw pour defal ñu ko. ñu leen di jaajëfal. wax nga dëgg Fatou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal. Amadou ñu gis ni bi ñu amee yéene dalal Ablaye Tine Ablaye dañu la daal di joxoj ci saasa yi ñu bëggoon a xam lu tax rek Ablaye sippi la ci biir ñi nga xamante ni ñoom la ànd di liggéeyal ak jeunesse bi nga xam ne moo nekk Kër Thione lu tax Ablaye sippi la ci yow. waaw ñu lay delloo jaajëfal bu baax. di sant yàlla ci loolu. di jox jaajëfal gi yëpp nag Ablaye. ndax mën naa ne Ablaye relation bi nga xam ne moom la am ak man. moom la am ak jeunesse su Kër Thione yëpp moom la am ak jeunesse su Xombol yëpp. dafa fekk ne rek boo fekkente ne bii daf ma tànn tey ni mu ma tànnee tey noonu la daan tànn ñeneen te également noonu la mën a tànne keneen tamit ngir mu teewal ko. dafa fekk ne xaj na li tax ngeen ñëw pour def si émission bi dafa fekk ne man maa doon coordonné activités yu ci bari. donc amaana loolu moo tax rek mu ne leen ngeen dem bu ngeen demee di ngeen fa fekk Amadou. yaa doon coordonné activités yi. mën na ni jàpp ni activité yu politique la wala fi ne ci jamono ji ñu toll ndax ku ne gis na mbas mi nga xamante ni dafa wàcc dal ci àdduna wërngal képp dal ci askan wi. est-ce que mën na noo jàpp ni activités yi ngay coordonné fi ne ci jafe-jafe yi nekk ci askan wi la wala yu politique la. waaw fi mu toll nii nag activités yi nga xamante ne bii ci la ñu nekk. di ko coordonné te ma di ko coordonné. donc activités yi ci mbas mi la. donc fi mu toll nii moom du activité politique. donc comme li nga xamante ne bii moo xew ci réew mi xew ci àdduna bi yëpp te ñëpp gisandoo ko. muy feebar bu dugg ci àdduna bi yëpp ñuy ñaan suñu borom mu jeexal ko fee jàmm. ñu koy wax coronavirus. donc ci loolu la doon def ay yëngu-yëngu yu ñu ci doon def di jàppale askan wi. te comme yàlla def na jotam mayu ko muy teew bët bu set mi ngi Dakar donc mu bàyyi woon ñi ñun sur le terrain. donc ñu nekkal ko ci loolu peut-être loolu moo waroon tey mu tànn ñu pour ñu teewal ko ci. Amadou ma bàyyi la ak Souleymane. waaw mais Amadou comme ni ko Adji Coumba waxee mbas mi ñëpp xam nañ ni moo lëmbee àdduna depuis le 2 mars ba tey di 30 avril gis nga temps bi mu jël. nga gis mbir mi di yokk rek. seen waa Kër Thione rawatina Abdoulaye Tine ak waa Kër. seen taxawaay ci mbas mi lan la. waaw jërëjëf Souleymane loolu dañ ciy sawar ci tontu ci bu baax ndax comme ni nga ko waxee feebar la boo xam ne sonal na àdduna bi yëpp depuis bi mu ñëwee Sénégal le 2 mars ba léegi. donc képp kuy sénégalais foo nekk yaa ngi jóg ngir xeex feebar bi pour mu jóge ci réew mi wala mu bañ a law ci réew mi. ci noonu la Ablaye tamit amee woon xalaat tàmbali xeex bi moom
ba mu koy def sax amaana ñun suñu xel demagu ci woon ndax dafa koo dégg rek mu daal di jóg lépp lu nga xamante ne bi ay matuwaay la wala ay jumtuwaay la yu ñu war a mën a xeexe donc mu daal di koy indi ci dëkk bi ak li ko wër ngir ñu commencé ci donc xeex boobu mooy sensibiliser population yi donc ci lañ war a def ay campagne de sensibilisation def ay dons lépp loo xamante ne bi jàpp nañ ne buñ ko defee lii dina tax feebar bi du law rek donc ñu daal di ciy jublu waaw. loolu kon sensibilisation yi moom ngeen gën a accentuer quoi. pour mën ko def ak waa dëkk mais sensibilisation yi am na mesure d'accompagnement yu am quand même parce que xanaa rek doo leen wax rek def leen nii lan ngeen doon wax waa dëkk bi yan ban sensibilisation maanaam yan méthode ngeen teg ci sensibilisation yi. bu mu dugg ci bu mu wóor na leen yéen. te ci dëkk bi ñit ñi dégg nañ li ngeen wax la feebar bi ñit ñi xam nañ ne am na. voilà donc sensibilisation bi fi ñu ko gënoon a accentuer mooy fi nga xamante ne bii rek. moom lañ koy def ci Sénégal gi yëpp comme feebar la boo xamante ne bii dañ ne li koy gën di joxe mooy dajaloo yi donc dañoo tere woon dajaloo yi fu ñuy dem rek ñuy respecter les distances déplacement yi tamit daf koy joxe donc bi nga xamante ne bii le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye jël na arrêté ñu dakkal déplacement interurbain yi tamit ñu daal di tënku ci loolu donc wàññi déplacement yi ci biir réew mi mais bu ñu ñëwee fii ci dëkk bi donc ku ne xam na ne feebar bi li koy gën a mën a yokkule mooy ci loxo yi lay jaar donc ci la ñu jëloon ay mesures di raxasu wax nit ñi ñuy raxasoo ak saabu ñu respecté hygiène yi xam nga hygiène dafa am solo ci lépp mais rawatina nag ci loxo. ndax microbe bi bu fekkente ne bi dafa nekk ci sa loxo nga laal sa gémmiñ wala sa bët wala sa bakkan ci lay jaaree dugg donc looloo taxoon Ablaye li mu njëkk a def mooy dafa indi ay paqueti saabu yu bëri. ak eau de javel ak gel hydroalcoolique ne nañ ko séddale ci dëkk bi donc li ñu naan bay sa yow tànk donc bi ñu ñëwee foofu la toog commencé donc ñu wër kër gu nekk ñu yóbbu fa paquetu saabu yóbbu fa ay butéelu eau de javel yóbbu fa ay butéelu gel hydroalcoolique donc ñu teg ko ci buntu kër yi ba nga xamante ni bii képp ku génnati dem fenn booy dugg si ci kër gi balaa ngay yegsi nga raxasoo ba set ak ndox ak saabu laal gel hydroalcoolique soog a ñëw toog donc loolu mooy première étape bi nga xamante ni bii donc moom la njëkk a def ci dëkk bi. également éveiller population yi informer leen également ci ne feebar bi am na Sénégal yëg si ne te moo ngi fi donc li ñu war a def mooy kenn ku nekk xeex ko kenn ku nekk jàpp ne sa morom am na ko lépp loo xamante ni bii noonu nga war a mën a def ba doo ko wàll sa morom donc nga taxawee noonu donc bi ñu jógee ci loolu ci leen jàll nag ci yeneen dëkk. dem nañu Jokkul def fa la même chose dem Ginnaaw Raay def fa la même chose dem également ci yeneen dëkk yoo xam ne tamit dem nañ fa def noonu donc bu ñu ko temps bi maye aussi peut-être dinañ ci gën a yaatal. waaw Amadou ñu gis ni tamit Ablaye bokk na ci ñi njëkk a tàmbali. xam nga foofu buñ ko jàngatee léeg-léeg da ngay mën nga gis ni. politicien loolu politicien ngay gën a gis foofu que ni mbas mi am na rek ci saa si Ablaye daal di ñëw commencé def ay dons commencé waxtaan ak askan wi mu mel ni foofu tamit Ablaye xaw na ci profité tuuti pour fës wala am lu mu gañe ñi nga xamante ni ñooy naataagoom yi nga xamante ni ñoo la sikkal fii terrain bi. waaw xam nga politique moom buñ koy wax. mooy taxawu askan bi. te comme dafay politique moom Ablaye politicien la. donc bu askan wi soxlaa rek yaakaar naa ne li mu def nii ñun dañ koy rafetlu mais loolu moo war. mooy bañ a xaar bañ a nekk. depuis ba mu ko déggee rek feebar bi tàmbali booba ci lay jóg depuis bi ñuy njëkk a def dons yi ñu njëkk a def. c'était le 21 mars. ci la ñu njëkk a jóg def ay dons séddale ko donc rôle politique bi mooy taxawu askan bi. comme askan bi tamit loraange dugg na ci seen biir. nattu dugg na ci seen biir te metti na donc day jaadu mu jóg taxawu leen fexe ba loolu denc ci réew mi wala mu bañ a yaatu. donc loolu mooy li nga xamante ne bi moom def na ko te xaaru ci woon ndimbalu état bi. xaaru ci également beneen politicien bu jóg wala ku jógul donc dafa teel a jóg yëkkati ay moyens boppam financer lu toll noonu wër séddale ko sensibiliser population yi pour xeex ci. donc rôle politique bi ci am mooy taxawu askan wi rek mooy li war bépp politicien te rôle boobu également moom la fa joué. mais Amadou c'est-à-dire li la Adji Coumba laaj il faut nga gën ko leeral. parce que l'absence de Abdoulaye Tine. dañ ko sentiroon ci terrain politique. bon après mbas bi ñëw. ñu gis ni Abdoulaye Tine def na sortie yu am solo. commencé ñu bokk ci est-ce que rebondissement la. lan la ba Abdoulaye Tine réeroon
mas mi ñëw rek mu fekk loolu la ñuy laaj. voilà donc effectivement Jules Souleymane moom da lay pousser quoi. li mu wax dëgg la toll nañ benn période boo xamante ni bii sur le terrain politique. Ablaye donc xawoon na jël distance. du ma mën a wax ne arrêté woon na wala mais defoon na interrompre woon na. quand même activité politique yi. donc loolu amoon na. mais dañu toll ci période boo xamante ne bii askan wi ñoo soxla ndimbal. askan wi ñoo ko soxla. noonu ñu soxlaa Ablaye ni lañ soxlaa keneen. donc te moom comme yàlla def na politique am sax bu ko nit ñi soxlaa bu ko askan wi soxlaa day répondre présent. looloo waral bi mu sentiree ne fi mu toll nii askan bi soxla nañ ñu jàppale leen soxla nañ taxaw. donc mu daal di jóg ci teel. donc loolu moo ko gën a waral mais du woon sax ay action yoo xam ne dañuy def ko purement politique mais c'était juste pour répondre aux besoins de la population. mais absence bi mënoo ko justifier. absence bi passé. avant mbas non absence bi. c'était lié ay quelques contraintes la woon. peut-être am na loo xamante ne bii peut-être terrain politique bi wala situation bi demee woon na ni. donc il fallait ñu def ce qu'on appelle benn stand-by. xoolaat taxawaay bi. xoolaat démarche bi. donc pour mën a rebondir mën a demaat neneen loolu également bis bu ñu yëgsee ci. émission boo xam ne c'est purement politique. donc danañ ko gën a mën a leeral ba xamal leen li waral loolu. Ablaye dellu si ne politiquement. waaw mën nañ ko delloo si politiquement parce que mi ngi jàppale askan wi mi ngi leen di taxawaat comme na mu ko doon defee. amaana pause bi mu defoon tey ne dellu si waat na. mais du ñu mën a waxagul ne dellu si ne politiquement. parce que politiquement moom. am na ay stratégie yoo xamante ne bi peut-être bis bu ñu ci yëgsee donc noonu la ñuy doxalee ñu ngi koy planifier ak également groupe boo xamante ne bi moom la ciy àndal soit benn coalition wala ñëpp ñoo xamante ne bii rek jàpp na ne war na cee ànd ak ñoom bu boobaa donc dinañ ko gën a préparer ba mën cee ànd ak ñoom gën cee mën a liggéey mais fi mu toll nii moom askan wi ñoo soxla ku leen jàppale ñu gën a mën a xeex feebar bi gën a mën a moytu donc loolu ci rek moo ko taxoon di yëngu ci fan yii nii. Amadou Tine li la bëggoon a wax rek mooy est-ce que yaa ngi suivre chaque jour yaa ngi suivre le ministre de la santé nga sorti di joxe nombre de cas gis nga tey ñaata cas moom gis nga tey mbir mi ni mu yokkoo 11 cas communautaires. yow loolu lan la cas communautaire loolu moom buñ ko déggee dañuy gën di am njàqare ndax ku ne xam na ne feebar bi tant que ñi ngi doon wax au début des cas importés ñu dem ba tëj frontières yi ñu def 14 jours après nga xam ne benn cas importé mënatul am donc mu desoon ñu ay cas contact ak ay cas communautaire cas contact metti na mais yomb na gérer parce que ci kenn na koy am nga testé ña ko wër soo koo ca gis mu am ko rek di nga ko mën a teel a yóbbu ci centre de santé yi ñu traité ko kooku di nga ko mën a maîtriser mais cas communautaire yi moo yéem askan wi moo yéem ñëpp ndax ki ko am te xamul fu mu jóge xamul ndax mi ngi ak doomu jàngoro bi donc moom mi ngi wër di ko wàll ñeneen donc loolu dafa gën a yéeme te cas communautaire yi li ko gën a yokk ci sama xalaat mooy transport interurbain bi nga xamante ne bii ministre bi tere na ko ci ndigalu président de la république tamit loolu tere ji maanaam nit ñi terewul ñi ngi xëtt ndigal yi di ko def ba léegi. d'ailleurs président jël na dem tàpp na sur la table conseil des ministres dégg nga li mu wax. effectivement daal il faut ñu jël baton génn yàq yi. non te jàpp naa ne mën na metti mais loolu rek mooy régler problème bi. boo gisee exemple bi ci couvre-feu bi. bi ñu ko defee woon premier jour. policiers ak gendarme yi génn ci mbedd mi dóor nit ñi deuxième jour gisoo kenn génn mais bi ñu ko ñëpp kaasee sénégalais yëpp jàmbat ko ne waruñu dóor ba ñu bàyyi ko da nga gisaat quelque temps après nit ñi di génnaat ay benn ak di créer tout ci problème donc gis naa ne il faut ñu indi ay sanctions te sanctions yooyu mooy waral cas communautaire yi wàññeeku ndax cas communautaire yi il faut mu jeex loolu moo war a mën a waral feebar bi jeex ci réew mi mais tant que ñi ngi bàyyi muy continuer di am feebar bi du gaaw a jeex ci réew mi feebar bi du gaaw a jeex ci réew mi ñu ànd tamit ak Fatou Tine moom nekk sœur ci ki nga xamante ni moo di Ablaye Tine Fatou comme ni ko Amadou waxee léegi ñu gis ni bi ñu doora rek Ablaye daal di ñëw ànd ak askanu Kër Thione ak li ko wër indi ay ndimbal yoo xam ne moo jëm ci savon eau de javel ak yeneen yi nga xam ne moom la ñuy xeexe feebar bi waaye ñu gis ni yoon yi dakkal nañ ko activité yu bari amatul askan wi soxla ndimbal am yenn jafe-jafe yu am buñ jëmee ci yu mel noonu ndax nit ñi dinañ lekk mbaa ñu naan ci yooyu ban taxawaay la ci Ablaye am. Aliou Coumba ñu ngi rafet bu baax question bi taxawaay bi si Ablaye am de jàpp naa ni dëkk yi nga xamante ni moo wër Kër Thione
dëkk yooyu moom ñu ngi leen taxaw bu baax ñu ngi taal oto bu yóbbu. li nga xamante ni loolu la fay yàlla suñu borom mën na ko. ñu ngi leen di jàppale bu baax tamit. nga xamante dëkk yi nga xamante ni jege na Kër mais yeneen dëkk yi moom mën naa ne duñ fa mën a dem parce que arrêté nañ transport beeg yëpp. waaw mais Amadou comme ni ko soxna si waxee dëkk yi wër Kër Thione. Ablaye ñu ngi fay dugal loxo mais Xombal. Ablaye Tine ku ko xam ko Xombal. Xombal Ablaye dafa bàyyi Xombal ginnaaw. bii moom lu tax moom mu bàyyi Xombal ginnaaw te moom Xombal dëkk il est de Xombal. waaw comme ni ko soxna ni ko Fatou waxee ñi ngi li olof di wax bay sa yow tànk ndimbal yi Kër Thione la ko tàmbalee. waaw jaar Jokkul jaar Ngoojaan ak ginnaaw raay. mais ginnaaw raay du ko. loolu ginnaaw raay gis du ko. waaw d'accord naa loolu première phase la. ginnaaw raay est-ce que ginnaaw raay gépp la kenn. waaw ay quelques. waaw ginnaaw raay bi ñu demee tamit parce que première phase bi 20 paquets 100 paquets savon la ñu yoroon. ak eau de javel ak gel hydroalcoolique. donc ñu xam ne mënul yegg bi ñu wëree Kër Thione def Jokkul ak Ngoojaan li ci desoon mënul yegg ginnaaw raay gi yëpp. donc ñu tàmbalee ko li ko tàmbalee ci tali bi. ah d'accord tali bi la ñu yem. foofu ngeen yem. mais boo jógee fii Kër Thione dem ba bépp kër boo xamante ne bii sës na ci tali bi donc mën naa ne ndimbal li yegg na fa. yegg na fa. ku mel ni kër Aji Kumba nag peut-être jàkkaarloo naa tali bi mais malheureusement. yëpp ñoo yegg foofa. mais loolu c'est juste première phase. foofu sax Ablaye Fly ñu nga xam nga Fatou question bi dafa am loo xam ne daf ko ci bàyyi. ndax ndimbali suñu ko ñu gisee fi ngeen démarré. comme ni ma ko waxee rek. mu mel ni Ablaye fi ne ci savon la yem ak eau de javel. mais dafa am yeneen ndimbal yu askan bi soxla. ndax comme ni nga ko waxee dakkal nañ dem beeg dikk bi. activité yu bari amatul. est-ce que mën na noo xaar ni Ablaye dina ñëw ci yeneen ndimbali pour jàppale nit ñi ndax nag ci moment weeru koor lañ toll. est-ce que mën na noo xaar Ablaye ci leneen. loolu moom incha allahu rabbi. mën naa ne tey la jeudi. incha allah. ndimbal yooyu dana commencer samedi incha allah. ndax ci progression bi nga xamante ne bi moom la wane woon ne moom lay def. jàppale ko askan bi. donc dafa njëkke woon ci saabu eau de javel ak gel hydroalcoolique pour ñu fexe moytu feebar bi. donc fexe ba feebar bi du law ci suñu en tout cas dëkk yéeg li ko wër. li ko daggee Xombal ak li ko wër yëpp. mais deuxième étape bi ku ne xam na ne askan bi soxla nañu ndimbal ndax nit ñi liggéeyatuñu. liggéey yu bari demeetul noonu activité yu bari arrêté nañ donc kon nit ñi lañ doon am mi ngi wàññeeku. te aide alimentaire bi nga xamante ne bii moom la état bi joxe tamit amaana du daj fépp. wala dajul fépp. donc comme ni mu ko defee woon ci ses propres moyens. débloqué ko jàppale askan wi ci ay saabu gel ak eau de javel de la même manière moom la prévoir pour defaat ko jàppale nit ñi ci alimentation surtout ni nga ko waxee ci weeru koor bi ñu nekk nii. nga xam ne loolu lu mu tàmmoon di def la. chaque année bu weeru koor jotaa daf daal di séddale nit ñi ay loo xamante ni bi dañ koy mën di ndogoo. loolu da ko daan def rawatina donc bi feebar bi ñëwee kon lu mu programmé pour yokk ko la te incha allah rabbi depuis incha allah samedi jàmm loolu moom dana commencé. waaw est-ce que Amadou ndax mën na noo xam ndimbal li maanaam bu ñëwee lan lay doon ak tamit ndax biir Kër Thione kese la yem. wala comme ni mu ko defee woon ci savon yi day génn Kër Thione laal yeneen dëkk yi ba laal Xombal sax ndax nag Xombal la ci entrée bi rek la yem comme ni nga ko waxee woon. waaw Xombal saabu yeeg yooyu moo yemoon ci entrée bi sax. te loolu programme bi prévoir woon nañ sax pour romb foofu. mais xam nga dafa fekk ne bu fekkente ne bi da ngay toog léeg-léeg ngay déglu ne. war naa yóbbu fee saabu war naa yóbbu fële saabu di dox par étape nga dégg ne am na keneen koo xam ne mi ngi yóbbu saabu mi ngi yóbbu eau de javel da ngay jàpp ne peut-être kon foofa. xañ na saabu bañ fay yóbbu pour raxasoo ko am na fa. ak eau de javel ba. kon peut-être naa xaar bu beneen ndimbal li ñëwee donc su ma mënee romb fi ma nekkoon ma nekk fi donc beneen ndimbal bi di ñëwaat comme ni nga ko laajee du doonante ay saaboog yooyu. ndimbal lay doon loo xamante ni bii nit ñi dañ koy jëfandikoo lu ñuy lekk. maanaam loolu moom incha allah dana commencé te du yem Kër Thione kese. du yem Ginnaaw Raay kese tamit fas na lu yéene moom mu yegg Xombal yépp ak li ko wër. ok mais Amadou li may bëggoon laaj mooy Ablaye Tine parce que dégg nga message bi nga xam ni comité bi ngànk doon kii bi comité communal bi. ñu ngi wax def ay appel. di wax ni vraiment ñu ngi def appel ci les bonnes volontés. pour ñu participer ci li nga xam ne moom mooy les denrées là. ndax di état joxe doyul. donc Ablaye Tine taxawaayam parce que nit ñaa ngi commencé joxe. Lamine Gueye joxe na. Onesphore Boy joxe na. kii 6 tonnes kii 2 tonnes. est-ce que Ablaye Tine appel boobu yow mi nga xam yaa ko fi tawoon est-ce que pare ngeen pour participer ci communal boobu maanaam
bureau communal boobu nga xam ne taxawal nañ ko te imam Pam Ndiaye nga xam ne mooy imam ratib bi moom mooy trésorier est-ce que pare ngeen pour participer. waaw xam nga situation bu mel ni arrivé nañu même ci beneen gox. bureau communal bi ñi ngi joxe lancé nañu appel pour bonne volonté yëpp jàpp ci. pare nañ pour mën cee jàpp. mais parallèlement dafa fekkoon Ablaye nekk ci benn programme d'aide. boo xamante ne bi moom voilà boo xamante ne bi da ko tracé woon. te comme mi ngi doon jàppale nit ñi ñoom tamit bureau communal bi pour jàppale askan bi la rek. donc mën na continuer yoonam. te bu amee leneen loo xamante ne bi mën na ko dimbalee bureau communal bi mu jox leen ko terewul mu continuer joxe bi nga xamante ne bi mi ngi ko doon joxe. mais xam nga du bokk ak du bokk ak dafa mel ni daal sa yoon bi daal yow moom nga gën a xool. waaw xam nga sama yoon bi li tax ma parce que li nga xamante ne bi da nga koy jël jënde ko sa xaalis ci sa poche. dem joxal ko nit ki këram. damay jàpp ne boobu benn gënu ko yegg. donte du ma ŋàññu ma ñeneen ñi sax. surtout ki nga xam ni dafa réeroon. waaw wala feeñ. waaw. dafa mel ni loolu baax. yaa ko jàppee réer sax. mais activité yi. parce que aatu bu réeree aussi. fayagul woon loolu la suñu wax. dëgg la Abdoulaye dafa réeroon. j'espère que dina feeñ ci Kolda. pas réer sax comme ni nga ko waxee. mais dafa fekk ni politique aussi munoo à tout moment nga nekk ci. ok munoo à tout moment nga nekk ci comme ne woon nañ ci ay campagne ni ci ay activité politique. askan bi tànn am na ñu tànn équipe boobu tamit pour man day doon respect nga bàyyi leen ñoom ñu doxal. ok donc peut-être loolu rek moo doon waral yenn pause yi. c'est important mais bu askan wi jógaatee soxlawaat. donc terewul mu jógaat. waaw kon mën nañoo jàpp ne samedi incha allah. ceeb dina ñëw diwlin dina ñëw. meew suukar yëpp dina ñëw. incha allah ndimbal dana ñëw. mooy ceeb diwlin ceeb ak meew. voilà. incha allah daal lu mën a nekk ceeb mais il faut nga dugg ci baax. mën na nekk lu nekk daal. waaw loo xam ne daal. préciser daal lu ngi doon. waaye loo xamante ni askan wi dinañ ko mën a dundee. effectivement dina ñëw samedi incha allah. ab ban heure lay ñëw. samedi ay midi yooyu. ay midi dina egg si. ñu commencé koy joxe midi. fan lay démarrer Souleymane Kër Thione wala. merci beaucoup. waa démarrage bi moom comme d'habitude. dana mën na démarrer Kër Thione mais du fi yem. Kër Thione daal moom dana démarrer Kër Thione. dafa mel ni yéen Kër Thione daal ngeen. Souleymane sa wàll dana ñëw. bay sa wéy d'accord. Souleymane sa wàll dana ñëw. donte si doon commencé Kër Thione. aji ko bii di ñëw it dana yegg si ci yow incha allah. waaw tey dañu ànd ak Khombole TV mais en même temps ànd tamit ak ñi nga xamante ni ñoo di Khombole Bencine mu nekk tamit lu bees loo xamante ni boobu ba tey Souleymane mi ngi ci liggéey di ci amal émission yu am solo muy gësam Souleymane sama chef sama naataango dégg nga ñu ànd tamit ak mbokk internet yi ñoom tamit di leen bégee bu baax a baax waaye tey ñu ñëw fii nga xamante ni moo di Kër Thione ñu dalal si woon Ablaye Tine ci seen plateau ñoo fekk fi nag Amadou Tine Ablaye yebal ko muy ndawam fekk fi ki nga xamante ni tamit mooy Fatou Tine di sœur ci Ablaye ñu amal ak ñoom waxtaan bi Souleymane. waaw merci beaucoup kon dafa mel ni sa émission mi ngi waaj a jeex. j'espère que war na la ubbi depuis le 2 mars ba tey di 30 avril lan activité yéen fi doxal ak yan moo des. waaw jërëjëf Souleymane xam nga comme dañoo ne ci wàllu jàppale askan bi xeex feebar bi. te bi ñu koy def tamit jàppale nit ñi rek a taxoon mu jóg. donc nekk na loo xamante ne bii par modestie. Ablaye mi nga xamante ne bii moo ko doon def sax amu ci benn dëkk boo xamante ne bii dem nañ fa ba moom mu dem. lu ci nekk rek daf ko yónnee. nañu dem leen ngeen joxe ko. parce que day bañ sax ñu mélanger ci affaire politique wala dara. donc comme askan bee soxla woon rek te mu war cee répondre mu gisoon ne moom war na jàppale askan bi. moo tax mu jóg. donc ci première phase bi dafa indi woon ay savon gel hydroalcoolique ak eau de javel ñu commencé Kër Thione Jokkul Ngoodiane ak Ginnaaw Raay donc foofu séddale woon nañ fa 100 paquets parce que dañ doon def kër gu nekk ñu joxe fa benn paquet saabu ak eau de javel ak gel. bi mu defee loolu tamit ñu gis ne am na yeneen dëkk yoo xam ne dégg nañ ko jàpp ne ñoom it war na leen jàppale ba ñu sollicité ko woo ko téléphone donc ci la ñu waxee mu envoyé waat deuxième étape 400 paquets de savon. donc ñu wëraat séddale ko ci dëkk yi ñu wër mun naa ne su ma doon lim tuwaatul tey dem nañ fa plus de à peine 20 villages yoo xam ne dem nañ fa séddale ko fa. donc yooyu yëpp bu ci nekk peut-être man maay dem ànd ak équipe bi nga xamante ne bii moom lay liggéeyal ma di ci remercier de passage Ablaye Tine arbitre. ak ku mel ni Adama Tine ànd nañ ci ak moom. ak Khadim Fall ak ñeneen ñu nga xamante ne bii ñu ngi doon jàppale ci dem ci dëkk yooyu di ko séddale. donc mais loo xamante ni bi la daf koy def rek te bugg ci woon sax
affaire bu yaatu mosuñu ko télé yóbbu télé wala benn rajo wala ñu leeral ci fenn wala dara donc fu ci ne rek dañ doon dem noonu joxe ko fa daal di jàll. jeex na dafa mel ni yooyu programme bi loolu la. waaw li ci des daal mooy peut-être yeneen dimbal yi nga xamante ne bii moom dana ñëwaat ceeb beeg diwlin jeeg suukar si surtout comme ci weeru koor la ñu nekkaale. non ceeb incha allah loolu. xadi loolu incha allah sa gars yi yeneen ñan xaar samedi Ablaye Tine di ceeb diwlin. incha allah meew incha allah suukar incha allah. noonu lay demee. loolu Souleymane waaw xam nga Amadou wax na ko. même masque yi tamit sax ñu ngi ciy xaar Ablaye Tine ndax xam nga bokk na ci li nga xamante ni ministre de la santé wax na ko. ndax masque yi moom ku ne dégg na ñu ni kuy génn sa kër. na nga koy utiliser fu waay di dem na nga koy utiliser. ndax boo jàkkaarloo nit muy wax ngay wax bu amee feebar bi soo takkee masque bi bu la lor bu fekkee lor bi laalu la. xam nga yàlla mën na la ci musal ci feebar bi kon masque yi dafa am solo est-ce que tamit mën nañoo xaar ceeb diwlin suukar mais est-ce que masque yi tamit mën nañ ko cee xaar am na solo xam nga masque moom moo gën a yomb donte utilité bi wala njariñ li tamit dara ëpp ko solo dara ëppul solo masque comme ni nga ko waxee rek dañ ci ñambaas masque yi rek li gën a leer daal samedi incha allah dinañ indi loo xamante ni dundu la askan bi dinañ ko mën a dundee mais nag buñ wax lan la kon dafa mel ni ay macron ay vernissage déedéet en tout cas dundu lay doon moom loo xam ne du loolu ni dundu lay doon dafa mel ni ay macron ay vernissage lan lay doon dund daal lay doon mën na nekk lu nekk daal dundu daal lay doon allez kon dund ko Souleymane fi mu ne daal mën na noo jàpp ni Ablaye Tine dafa dellusi dëgg ci langue politique yi dellusi tamit dëgg ci askanam bi nga xamante ni moom la moomoon démb bàyyi woon ko fi pour ñëpp xam ni Ablaye daal seen doom dellusiwaat na. waaw loolu moom li ma ciy wax rek mooy comme ci jàppale gi lañ nekkoon ci wàllu feebar bi. def na ci ay action même su ci jublu dellu si tamit amaana dellu si googu ngay wax mën na ci am. mais li ma la waxoon ci njaal beeg. dellu si Ablaye dama jàpp ne man mosul jóg ci terrain bi. mais dafa doon jaadu rek. comme am na ñu nu fal. ñu bàyyi ñoo ñu doxal. te bi ñu doxalee tamit ku ne gis na. xam nga nit ñi moom kenn ku ne jaar nga fi ba am na loo def xam nañ ku ne li nga mën a. ñooñu bi ñu doxalee nit ñi lan lañ gis Amadou. mais nit ñi li ñu gis kay ku ne xam na ko situation bi xombal nekk fi mu toll nii nekkatul loo xamante ne bii dañ koy wax. kenn ku nekk fi nga toog ci sa biir kër même boo génnu tamit xam nga situation bi nga xamante ne bii moom la dëkk bi nekk. donc kon kenn ku ne daal ñu mën a jàpp ni fi jafe-jafe amee. fi la Ablaye di dellusee. effectivement te foofu lañ ko soxlaa ñun askan wi foofu lañ soxlaa Ablaye te foofu la Ablaye dellusee. kon ñu koy ñaanal rek mu gën a mën a dellusi. léegi ginnaaw foofu lañ ko soxlaa foofu la génnee. mën na noo jàpp ni incha allah prochaine élection candidat lay doon. waaw élection moom xam nga. dafa candidat lay doon non maa ngi. waaw wala déet non question réponse dañuy tënk rek mu dem. maa ngi ñëw du waaw wala déet dama koy wax ni président waxoon rek du ma ne waaw du ma ne déet. pourquoi doo ni waaw doo ni déet. xam nga élection dafa nekk loo xamante ne bii ñëwagul. ni ñu ko defee woon élection la passé la woon rek. Ablaye ku ne xam na ne peut-être un administrateur civil. donc jiite ab dëkk bu toll ni xombal gi di ko doxal. mën naa ne mën na lu raw loolu. ay ambition peut-être aussi ëpp na loolu. mais comme xombal la dëkk te doomu xombal yi la ñu soxla pour ñu doxal dëkk bi képp koo xamante ne bii mën nga ko war ngaa ñëw taxaw donc te bu élection jotee Ablaye ni mu ci dugale woon loxo ci élection yi passé bii di ñëw dina ko ci dugale noonu ak dugal ko ci même nu ko raw maintenant que ce soit nag day doon candidat wala ci coalition lay dem wala day wut ay alternative ñoo xamante ne bii ñoom lay àndal loolu moom bu boobaa lañ ciy soog a mën a waxtaan mais lu yëg seegul la kon mën a guroo wax Ablaye Tine yow laay wax ak yaa ngi seetaan émission bi li tax nga daw ju bàyyi nag Amadou xam nga ni question bi doon na la xaar coalition bi ngay waajal di ko togg xam nañ ko mais mun ñu ko laaj Amadou ndax du ci ñëw yow lañ koy laaj nee na jox dig daje incha allah du yàgg boo ñëwee ñun la ceex teg la fii laaj la laaj yi tontu suñu yoroo loolu moom c'est clair. allez-y mën nga tëj émission Amadou am na mbégte bu baax dalal la fii ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak waaw tàggoo bi dama leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal également émission bi nga xamante ne bi moom ngeen def muy seen plateau fépp fu ñuy dégg émission yu mag yi ñu dégg fu ko raw donc di kontaan bu baax aji ci choix bi nga def ci Ablaye ba ñëw seet si ko fii ci Kër Thione donc ñu ci kontaan bu baax di kontaan ci Zil Souleymane mi nga xam ne aussi yàgg na collaborer ci activité Ablaye mën naa ne depuis 2012 bu ñuy def ay xumbal sensibilisation non violence ci nawetaan yi depuis booba mi ngi ci di ci doxal
donc di kontaan également ci suñu sœur bi nga xamante ne bii moo ngi fi tamit Fatou nga xam ne lépp lu ñuy def mi ngi ci dugal loo xam ci jàppale waaw ci niñ ci mëne donc di jaajëfal askanu Xombal yëpp ak li ko wër donc di kontaan ci ñëpp jërë ngeen jëf ay ca Fatou waa ay Kumba kontaan naa ci dara bi ngeen dara am naa di rafetlu seen teewaay fii ci Kër Thione sama grand bi tamit sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko Souleymane taxawaayam rafetlu ko nag gis nañ ni muy liggéey boobu ba tey Abdoulaye Tine leen fekk si loxoom macha allah ni koy doxal ni mu waree Abdoulaye Tine tamit kontaan nañ ci moom ñi koy ñaanal daal gudd fan bu ànd ak wér lu mu mën ren yàlla jàppale ko mu mën ko déwén incha allah yéen tamit ñoo ngi leen di ñaanal seen lii bi seen télé bi yàlla suñu borom dafa leen ko mu nekk télé bu mag daal ñu leen di dégg fu nekk kontaan nañ si ñëpp daal macha allah merci beaucoup mbokk yi ñoo ngi jaajëfal ñi ñu doon seetaan di kontaan di déplacement bi ñu jógee Xombol ba ci Kër Thione di sant bu baax Amadou Tine bi nga xam ne moo fi teewal Abdoulaye Tine comme ni ñu ko waxee ak soxna si nga xam ne ñu ngi suñu wet moom it te daanal léegi kàddoom Fatou Tine ñoo ngi koy jaajëfal waaye di wax rek ni di leen jox dig daje du yàgg di leen wax ni ki ci caméra bi Papa Diaw la koy wax ki nga xam ne aussi le grand réalisateur moom lu bees la xam naa ne Adji Coumba dina bëgg ci émission bi di Sen Plateau nag damay sant Adji Coumba ñu ngi ci invité tey ndax bokkuma ci émission bi moom moo ma invité tey ñett ma ni ma di nga teew ci plateau bi ma nangul ko ndax ku bëgg li muy def la ku xam ne muy def la te macha allah ñaanal leen ko mu ngi ci yoon bi yàlla na yàlla defal ko jàmm sa émission bi di Sen Plateau yàlla na si yàlla baax. amiin amiin ay ca am contentement bu baax Souleymane Jules moom tamit ni ma leen ko waxee rek ci début ba sama chef sama naataango sama lépp jàppale ma ci métier bi lool sax ba tax na rek ñi nga am contentement bu baax a baax dellu remercier tailleur bi nga xamante ni moo ma habillé tey Xadimu Ndaw moo ma def nii maa ngi koy remercier bu baax a baax remercier tamit Abdoulaye Tine xam ne tey moo nekkoon ganu Sen Plateau ñu ngi koy remercier bu baax ak Amadou mii mu fi yebal muy ndawam mu teewoon fii ak Fatou sërëm ñu ngi leen di sargal bu baax a baax di am contentement ci Xombal TV Xombal Bénthiene ak mbokk internet yi leen joxaat rendez-vous fii ki fan jërë ngeen